def jàngat mu def jàngat bi mi ne dinaa leen jox rapport. loolu moo war a nekk indemnité logement jàngalekat yi dañ wax ni fi mu nekk nii. lu tax parce que ñëpp gis nañu CUSEMS xeex bu mu doon xeex ci at yëpp mooy yamale tubaab naan équité ak justice sociale. parce que gis nañu depuis 2004 Sénégal ba léegi salaire yi yokku yaama neex lu ñuy wax dérégulation exponentielle salaire yi wax aussi écart salaire yi mooy salaire yi lu mu utee dafa doy waar dafa jéggi dayo te loolu baaxul ci réew lu ko yor mooy yamale. et conséquence bi mooy jàngalekat yi bëri tey ñu ngi bàyyi njàng mi di dem feneen conséquence bi mooy gis nañu déficit bu bëri yu ñu am ci njàng mi surtout si yenn discipline yi mooy discipline scientifique. kon nag système de rémunération bi question bu am solo nguur gi nag biñ ko posé ñun CUSEMS parce que dañu ne alignement indemnité de logement ñu ne équité et justice sociale nguur bi ne may leen ma def jàngat mu def jàngat bi mi ne dinaa leen jox rapport démb 27 août lañ ñu jox extrait maanaam dafa am lu ñu comp ci rapport bi jox ñu ko. ah ñun nag yaakaar nañu ne rapport bi war Sénégalais yëpp war nañ ko mën a gis journalistes yi jàngalekat yi parents d'élèves bi ñu xam lu nekk ci biir lu tax jàngalekat yi di wax alignement de l'indemnité de logement lu tax ñuy wax équité et justice sociale waaye dañu ci jox extrait suba nag dañuy dem ci benn lël ñu tuddee ko séminaire ñu nag gouvernement bi fonction publique pour waxtaanee affaire système de rémunération mais ñun lu ñu wax mooy rapport bi yëpp nañ ko génnee ubbi ay waxtaan yoo xam ne yu tegu bañ a naxante parce que naxante ak warante mooy tas réew. Burkina Faso ren 2018 président bi dafa xëy ne salaire yëpp nañ ko teg ci table mu ubbi conférence nationale le 12 13 14 juin 2018 ñu waxtaan tënk ko def ay recommandations le 1er janvier 2019 dinañ ko appliquer ci système de rémunération parce que yamale nag moo yor réew bu ko Burkina Faso mënee ñun Sénégal war nañ ko mën kon nag nguur gi na fexe ci biir vacances yi mu ubbi ay waxtaan yu honnête sincère transparent démocratique te mu dugal ko ci délai maanaam parce que mënatuñ fi toog di xaar 2020 ki 2018 Burkina def na ko ci at bi Sénégal war na ko mën a def parce que ñun ñoo njëkk a lancé l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État kon lu ñuy xaar ci nguur bi mooy loolu jàngalekat yi loolu la ñu xaar wax nañu négocier nañu tënk nañu lu fi des mooy jëf action bi nag mooy étude bi nañ ko teg ci table bi waxtaanee ko jël ay mesures ndax yamale liggéeykat yi parce que nag écart bi dafa jéggi dayoo injustice bi dafa jéggi dayoo disparité yi dafa jéggi dayoo loolu moo tax indi nag problème ci fonction publique indi ci agent yi ma koy bantu agent fonction publique dañ leen war a traité avec impartialité équité et justice mooy maanaam ci wolof dañ leen war a yemale. kon loolu mooy préavis bi nga xamante ne fas yéene ñu am benn année bu apaisé. waaw moo tax fu mu ne nii loolu il faut que nguur gi taxaw ci parce que nag encore une fois mënuñu at bu ne ñuy wax système de rémunération at bu ne ñuy wax payoor at bu ne ñuy wax reclassement at bu ne ñuy wax intégration te olof jaay na ne gor ca wax ja nit nag sa kàddu boo ko joxee da nga koy sàmm rawatina nguuru Sénégal ñun lu ñuy xaar tey mooy accords yi ñu respecté ko mais surtout système de rémunération ñu fexe lépp loo xam ne nguur gi jëloon na ci engagement mu respecté ko ndax jàmm mën a ñëw ci réew jàmm mën a ñëw ci fonction publique mën a ñëw agent yi yëg seen bopp yamale mën a am parce que yaakaar nañu loolu mooy tax réew mi jëm kanam ma leen gërëm leen jërëjëf. déjà li nga xam ne COSYDEP mu ngi koy def nga xam ne tey COSYDEP dafa anticiper ci question boo xam ne daf ñu amaloon solo trop parce que maa ngi koy fàttali le 30 avril bu ñuy tasee gouvernement wu Sénégal lu leer la ñu waxante woon foofu 100 000 francs bi nga xam ne dañ ko joxe ci indemnité de logement ñun mosuñu wax ni loolu moo war a nekk indemnité logement jàngalekat yi dañ wax ni fi mu nekk nii année bi liñ ci dolli mu blanche comme nag ñun souhaité wuñ ko woon nañu def dara ci indemnité de logement bi mais surtout nañu am volonté ak engagement dem xoolaat càmbar système de rémunération des agents maanaam payooru liggéeykat yi yëpp waxuñu rek jàngalekat yi mais liggéeykat yi yëpp te loolu dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci protocole d'accord bu ñu signé ba tax na nag bu dee COSYDEP dafa daal di anticiper parce que suba dinañ war a rencontrer ministère de la fonction publique ci question boobu ñu ne lii nga xam ne opportunité la tey ñu am ko Thiès déjà ak ay experts lu ñu rafetlu wax ni nag am nañu ñaari rapport benn bi cabinet MGP Afrique moo ko def
beneen bi chef de l'État moo ko recommandé woon ak inspection générale de l'État li ñu jot nag muy extrait rapport cabinet MGP Afrique demaguñu ci rencontre bi suba mais gis naa ni déjà am na ay manquements yu bëri ci extrait boobu parce que bu dee dañ jël extrait dañu war a am ci extrait boobu ay recommandations yi nga xam ne cabinet MGP Afrique def na mais extrait bi ma gis def ñu fàttali rek contexte wax volonté ak ambition yi nga xam ne wala objectif yi ñu am pour dem faire l'étude sur le système de rémunération ma yaakaar ni bu dee bëgg nañ école bu dal nañu jël suñu xel ak suñuy xalaat ñu def en sorte que loolu nga xam ne ñëpp d'accord nañ ni du yoon ñun ñu dind ko lan moo dul yoon mais boo jëlee agent fonction publique juróom-ñaar fukki agent yoo jël ci téeméer boo jël ay enseignants lañ mais lu ñu gis ci xaalis bi ñuy fay ñiy liggéey Sénégal yëpp nekk ay fonctionnaires jàngalekat yi ñoom téeméer boo jël fukk ak ñaar lañ ci am ça veut dire que juróom-ñett fukk yi ak lu topp ci xaalis boobu ñu ngi koy jox ci fanweeri nit ci téeméer boo jël maanaam jàngalekat yi 70% lañu mais 12% la ñuy consommer ci masse salariale yi ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom moins de 20% moins de 30% lañu ñoom ñooy consommer 80% ci salaire yi gis nga loolu mënuñu ko nangu te dootuñ ko tolérer comme nag ñëpp gis nañ lu normalul la mais lu normalul dañ koy dindi parce que nag suñu religion moo ñu ko recommandé parce que suñu religion def ñu ne boo gisee loo xam ne lu normalul la lu dul yoon la na nga ko dindi ak sa loxo bu dee sa loxo mënu ko dindi na nga wax ba ñëpp xam ne lii d'accord ci bu dee loolu mënu ko régler nga naqarlu ko ci sa xol ma yaakaar ne nag Sénégal c'est une jeune nation jàngalekat yi les responsables syndicaux yi ñu nekk ay jeunes lañu te Sénégal rek moo ñu soxal leneen soxaluñu mu bëggoon nag comme contexte bii la ñu nekk le gouvernement wu Sénégal def effort ànd ak tous les partenaires ñu corriger système de rémunération bi puisque noonu lañ ko defee Burkina Faso noonu lañ ko defee Tchad te noonu lañ ko defee ci yëpp réew yoo xam ne dañ désarticuler système de rémunération boobu kon loolu moo ñu indi fii ñuy dundee yaakaar rek ne ku nekk la nga war a def ba liy yoon mun a am loolu di ko def. jàpp nañ ni parce que xale yi ñoo ci war a mën a defaruwaat waaye kilifa yi kilifa gouvernement bi comme seen moo xam si la ñu war a gën di waxtaanee bu dee waxtaan ci vacances yi dana tax ñu mën a en tout cas anticiper ci jafe-jafe yi war a am déwén xam nañ ni ñu deful ndànk déwén mu nekk at boo xam ne élection la ñu deful ndànk kenn du am jot xale yeeg dem donc nag vacances yi war na nekk waxtu boo xam ne danañ ci waxtaan ba dënk ci lu war a tax ba déwén waaye it waxtu la boo xam ne aussi dañu war a waxtaan bu gëlaat ces conflits là ci yenn question yu am solo yoo xam ni mooy soubassement boobu moo tax coow yi ak jafe-jafe yëpp am ngeen ci biir éducation question yi nag bëri na ci yoo xam ni dëgg yàlla mën na waaye fii ci Thiès dañoo tàmm ni poñ boobu ñu tuddee système de rémunération nan la ñuy fayee ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi boot ñu jàpp ni ñëpp xam nañu ko nangu woon ko mooy que fi ñu toll ni ñuy traité ñooñu nga xam ne ñoo boot ci nguur gi wax dëgg yàlla jaarul ci anam ñu mu waree wante nag dafay mel ni dafay am par moo am kumba am day am ne kon loolu nekk na loo xam ne war nañu jàkkaarloo ko fekk ko ba nga xam ni kenn du gis ni nguur gi nga xam ne mooy sa waajur yow la faral ci kaw keneen mais ba mu am loolu ñu tuddee justice et équité loolu bu ñu ko defoon rek chaque fois loolu ñuy séntu muy grève yeeg ñaxtu yi am du fi jóg donc nag dañ jàkkaarloo rapport jàkkaarloo moom ba ñu courageuse xam ni nekkul lu ñu war a daw dañ jàkkaarloo moom bu ko defee tënk ci di mën a tax évidemment jàng beeg jàngale et au delà de question santé collectivité territoriale yooyu yëpp ñu ngi fekk loolu daal moo doon xam solo bi donc ubbi pour mën a ak ay experts mën a gunge syndicats yi nga xam ne ñoo war a waxtaan ak nguur gi ci fànn. lépp ñun amuñu école amuñu jàngalekat amuñu élève lépp lu ñuy liggéey si seen askan bi ak Sénégal askan beeg Sénégal nag dafa am lu ñu jiital mooy yore gox kon ñun lépp lu ñuy def dañ koy tënk évidemment jox ko kilifa yi pour ne leen kat wax ñu ngeen def li ñu wax de waaye bëgg nañ ngeen bàyyi ci bët. parce que bu ci bàyyee bët boole ko ñoom li ñu xam ak leneen li ñuy xamee feneen mën naa tax ba décision bi ñuy jël day nekk décision bi nga xam day gën ci Sénégal gën surtout ci xale yi parce que ñun li ñu yitteel mooy xale yi te gis nañ ni résultats yi ñu am Sénégal résultats yi dafa nekk résultats yu yéeme baaxul te
bu ñu continuer li ñuy doxee wax dëgg yàlla xale yi rek ñoom ñooy perte ci xuloo yi am ak jafe-jafe yi am ci diggante ay mag ndax xeexu mag boobu daanu ci xale loolu moo waral évidemment ñuy bëgg nag bañ a nekk nag mag waxoon naa ko xamoon naa ko mais ñu nekk waxoon naa ko moo tax ñu jóg ci vacances yi coow yi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu deful ndànk mën naa am déwén ak déwén war nañ ci